altine fukki fan ak juróom ci weeru novembre ci atum 2021 mbokk téléspectateurs yi safoo di ànd ak ñun ci ITV yegsi leen ak jàmm ci seen total local mbokk yi tey li ñuy waxtaanee mooy dëkk bi xam ne moom la ñu gën a ràññee ci Sénégal yenn saa yi sax ñu koy duppee benn dëkk ñaari gaar Thiès kaay moom yore gaar yi yore tamit sunu aéroport nekk ab dëkk boo xam ne ren jile nar naa nekk bët bu ñuy xool ak ba ak doole ndax local yi dafa war a amee président ñi mu àndal ak tamit allié yu yees yi waa réew mi ak ñeneen ñu mel ñi nekkoon ak moom tamit ci biir APR nan la ñuy taxawee ndax ñenn ñi ñoom nee nañ dañuy ubbi seen i liste bopp ki ñu ci gën a fës mooy Talla Sylla moom nee na day demal boppam ñooñee ñëpp nan la ñu nar a doxalee ci biir Thiès ndax waa Thiès dinañ ci gis seen bopp ndax mbir yi narul tas liti mouvance présidentielle loolu yëpp nekk solo waxtaan tey ji xam ne dañu am mbégte dalal ci plateau bi El Hadj Ousseynou Diouf El Hadj Ousseynou Diouf nekk responsable politique APR foofee ca Thiès nekk itam tête de liste majoritaire coalition waa Thiès El Hadj Ousseynou ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi la mu nuyu ak waa Thiès ak waa Sénégal. jërëjëf Cheikh Assane maa ngi lay fay. tout d'abord di la remercier ci dalal bi ma dalal fii ci sa plateau i rajo ak sa TV. ITV may remercier bu baax waa Thiès yi nga xam ne fa laa jóge di leen nuyu di leen beral nuyu. di leen ñaanal yàlla ñu nekk ci jàmm ak salaam du nuyu kilifa yi ñu fa bàyyi yëpp kilifa diine kilifa aada. du nuyu waa Sénégal du nuyu téléspectateurs yi nga xam ne itam ñoo ngi ñuy suivre. à travers cette antenne. dara Ousseynou. yow nga nekk responsable politique APR. maanaam parti politique bu président de la République Macky Sall. nga nekk Thiès. ngeen am ngeen fay doxalee ñu ràññee leen fa ba ca Thiès Ouest boobee ñu jël leen fa nekk def leen fa kilifa ci wàllum politique Ousseynou ngeen ni local jot na ngeen décliné depuis longtemps seen ambition ne ñun dañoo bëgg yore Thiès. njiitu réew mi am na nu mu doxee ndax am nay alliés yoo xam ne bokk si nañu fekk si mouvance bi soo leen jëlee seen yoonu bopp alors que yéen ci xolu nguur gi ngeen bokk ci ñi xam ne ñooy parti bi xam ne moom la Sénégalais fal mu dem pouvoir lan la loolu te signifié désaveu la par rapport ak yoon bi président wax nañ ko jël wala da ngeen jàpp ne mbir yi mbiru gox la kon nag nu neex waaye doxee. jërëjëf Cheikh Assane parce que question bi nga laaj question bu am solo la surtout ci tolluwaay yi ñu nekk nii muy vraiment di préparer élection locale yi ñuy jëm comme ni nga ko waxee nag élection locale mooy élection gox-goxaan maanaam ndaw yi dëkk ba ñooy xool doomi dëkk ba ña nga xam ne jàpp nañ ne ñoom bu ñu leen jiitalee dinañ doxal dëkk ba loolu nag mun nekk élection yu am solo ñun Thiès ñu dund ko cette fois-ci avec benn contexte bu particulier mu di lan comme ni nga ko waxee dañ fa nekkoon foofu à Thiès nekk ci majorité présidentielle ñu tuddee ñu Benno Bokk Yaakaar ñu nekkoon fa di fa doxal ba élection fan yi bu yàggul lool ñu ràññee ne kat parti ba fa nekkoon yoroon maire yi ñu koy wax la réew mi ñëw nañ dugg si ci camp présidentiel man mi bokkoon naa ci ñi tàccu woon ne lii la lañ soxla ndax ñun ñëpp bu ñu bokkee dëkk ba dañoo war a àndandoo yëkkatindoo xàcceendoo ñu saluer vraiment président loxo bi mu tàllal président Idrissa Seck ba pare saluer le fait que le président Idrissa Seck ñoo bokk ci léegi nag li ci des moom mooy vraiment ñu matérialiser ko concrètement sur le terrain politique nga xam ba nga xam ne tey jii ànd boobu noonu day jur njëriñu waa Thiès parce que li tax ñu saluer ko woon moo di une personnalité politique comme le président Idrissa Seck et bu jegee le président Macky Sall tous les Thiessois vont avoir une oreille attentive par rapport à leurs préoccupations par rapport à leurs aspirations loolu lañ ci doon xaar ba ñu dem ba di waaju jubal ci élection locale yi parce que nag bu ñu nee coalition politique moom mooy nga indi sa doole ak sa xam-xam keneen tamit indi dooleem beneen formation politique indi dooleem ak xam-xam ñu ànd dem jongante loolu itam day rafet vraiment ñu waroon toog am un cadre de concertation ba nga xam ne tey jii nii dañ naan kat cadre bi kat moo dajale doomu Thiès yëpp nga ñu xool nan la ñuy jëmee ci élection ya ak bu ñu yàlla mayee ndam nan la ñuy fas yéene tëye dëkk bi ndax nag coalition dafa am tey lu koy matérialiser
tey bu ñu nee le réew mi ñëw nañ ci camp présidentiel ñëwuñu rek président ne leen waaw kañ jërëjëf bàyyi leen foofu nu toog di leen xool. da leen a joxoon ay responsabilité jël dindi Mimi Touré dugal président Idrissa Seck. dindi ku mel ne Ndeye Tické Ndiaye ministre des TIC dugal Yankhoba Diattara. ñu gis seen bopp bu baax ci doxalinu dëkk bi. kon nag ñun jàppoon nañ ne tey bu ñuy dem local ay la yoon bu ñu xeexee ba yàlla ma ñu dañ naan kat comme ñun ñoom ñoo fi nekkoon ñun ne président Idrissa Wade mi kat nañ jël collectivité locale yi ñu bàyyoo koog waa Bennoo ak waa APR. waxtaan dafa amul seen diggante su ma déggee su ma defee ab tuuti synthèse rek li nga nekk ci wax dafa mel ne da ngaa bëgg wax ne waxtaan wala cadre de concertation boo xam ne mën ngeen toog ne non nii la ñuy sampee diw nii la ñuy sampee diw ci diggante mouvance présidentielle amul biir Thiès. waxtaan bi amoon na à un haut niveau. entre le président au niveau entre le président Macky Sall président Idrissa Seck ak même Talla Sylla. ndax nag ñu wax dëgg actuellement Talla Sylla mooy le maire de la ville. de Thiès waaye waxtaan ba sottiwul na ca nañ ko bëggee woon. ndax dañ doon xaar comme li ma ko wax proposition bi nga xam ne tey jii nii ñun ñoo ngi ko doon yaakaar mu sotti. ñoom dañ ne bu ñu àndee même bu ñuy ànd di dem coalition. bu ñu yàlla mayee ndam. ñoom maire ya fa nekk yëpp ñoom ñoo koy jiite waat. maanaam waa réew mi ñooy toogaat fa mu newoon loolu nag. looloo indi tout le problème bi ngeen gis à Thiès. ñi gën a dem ànd ak ñeneen ña ca des ñeneen ñi dem xool feneen fu ñu jëm. na ca des ñeneen ñi dem xool feneen fu ñu jëm moom mii nii ci Ousseynou nekk responsable APR moom dem ànd ak kii Talla Sylla ci seen coalition boobee xam ne moom lañ taxawal muy coalition waa Thiès mu nekk tête de liste majoritaire war a bokk ci ñuy xëccoo ci Thiès Ouest mairie ba xam ne ki ko jiite mooy Alioune Sow loolu yëpp nan la war a mën a jëriñee waa Thiès ndax nekkul loo xam ne day ubbi ay bunt tasaaroo ci parti politique wala sax ci mouvance présidentielle bi loolu yëpp nekk ay solos yoo xam ne dinañ ci waxtaanee ci ñaareelu pàcc seen bloc d'information la totale locale ak tamit correspondant ca Thiès Isidore Alassane Sène moom tamit dinañ dugg defal ñu point bi foofee ca gox ba mbokk yi léegi-léegi ñu seetaan tuuti publicité laataa ñoo egsi ci xibaaru maraxi ànd ci ak kiiti Serigne Mour Mbacké ñëw dellu soit ci kanam incha allah. sant ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké ñaw ci xibaar yooyu xam ne moom la ñu andiloon ci marax gi mbokk yi ñu dellu soit ak jàmm ci seen ñaareelu pàcc seen bourse totale locale ma fàttali leen ne tey ku ñuy dalal mooy Ousseynou Diouf nekk responsable politique bu APR foofee ca Thiès nekk itam tête de liste majoritaire bu coalition waa Thiès ñoom ñooñee xam ne ñoom ñuy xëccoo dëkk ba ànd ca Talla Sylla moom nag mu bokk ci ñuy xëccoo Thiès Ouest Ousseynou laataa ñoo degsiwaat ci ñaareelu pàcc bi su fekkee ne suñu correspondant ca Thiès Isidore Alexandre Sène mel na moom noppeegul suñ ko jotee ci kanam incha allah ñu andil ñu defal ñu tuuti point par rapport ak zone bi Isidore moo ngi en ligne Isidore ñu nuyu la bu baax jël ci total local nga defal ñu tuuti le point par rapport ak mbir yi ca Thiès ndax ren jile dafa mel ne ñëpp a ngi bàyyi xel dëkk boobee ndax xëccoo bi nar na fa am taxawaay doolu ci diggante waa réew mi ñi ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñeneen ñi xam ne dañoo mujj ñeneen ñi ànd ak président Macky Sall ne woon ñoom dañuy dem ànd ji ak Talla Sylla ndax gisuñu seen bopp Isidore ñu nuyu la bàyyi la ak antenne bi. Assane maa ngay fay di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ITV ni ko waxee noonu la jàpp nañ ne Thiès moom li nga xam ne moo di local bi dana fi xaw a lool parce que wax nga ko sànq daanaka ñi nga xam ne ñoo di waa parti réew mi ñoom la ñu jox les collectivités territoriales maanaam seen i candidats yi ëpp ci Benno Bokk Yaakaar ci parti réew mi lañ jógee am na ñoo xam ne dañoo contesté loolu ku ci mel ni le maire Talla Sylla teg li nga xam ne moo di coalition mu tuddee ko coalition waa Thiès bokk na ci sa invité yi sax kii di Ousseynou Diouf mu ngi bokk ci coalition boobu moom na nekk candidat coalition waa Thiès ci commune bi nga xam ne nag moo di commune bu Thiès Ouest commune bu Thiès Ouest mën nañ cee taxaw tuuti asana ci wàllu enjeu ak li nga xam ne moom lay représenté fii ci diwaanu Thiès commune bu Thiès Ouest ñi ko yoroon ba nëgëndi ñoo di waa réew mi le maire sortant il s'appelle Alioune Sow moom reconduire ñu ko waaye keneen la ñu reconduire mu nekk tête de liste Benno Bokk Yaakaar fi nga xam ne moo di commune bu Thiès Ouest muy Soxna Fatou Bintou Bass moom mu ngi bokk ci parti réew mi wax naa ko léegi moom la ku ci mel ni Ousseynou Diouf nara jàkkaarloo la ku ci mel ni Mouhamadou Lamine Massali moom tamit candidat la ci commune boobu
boo jëlee ci wàllu enjeu économique mën nañ ne commune boobu am na enjeu bi ci njëkk moo di boo xoolee ci wàllu dévolution patrimoine gis nañ ne commune bu Thiès Ouest am na ci lu bëri parce que lu ci mel ni gare routière lu ci mel ni marché Grand Thiès ñu ngi bokk ci commune boobu kon ci wàllu recette ñoom dañ ciy am lu bëri leneen nga xam ne enjeu la foofu moo di dégg ngeen coowu Mbour 4 Mbour 4 nag dafa bokk ci commune bu Thiès li ci ëpp bokk na ci commune bu Thiès Ouest parce que forêt classée la mais tey xibaar jàpp nañ ne président de la République dina génne décret boo xam ne dañuy déclassé loolu donc wàllu enjeu foncier Thiès Ouest am na enjeu bu mag ci loolu waral sax candidat yi xaw nañ fa bëri am na yeneen coalition yoo xam ne ñu nga fa nar a dakkan baatu askan wi jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ville bu Thiès tamit am na enjeu bi wax naa ko sànq le maire sortant Talla Sylla moom dafa nar a jàkkaarloo candidat Benno Bokk Yaakaar di ministre de l'économie numérique et des télécommunications di Yankhoba Diattara ni ki démb moom Talla Sylla présenté na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tête de liste ci coalition am ci ndaje boobu sax ci la profito génne ay kàddu jëmale ko ci waa réew mi rawatina le président du parti Rewmi di Idrissa Seck parce que ba mu njëkkee génn waxoon na ko jàppoon na ne ñii di waa réew mi ñoom bokkuñ sax ci Benno Bokk Yaakaar luy ñuul ci soow mi ci biir Benno Bokk Yaakaar mu daal xalaat na ne waa parti réew mi la donc mu réitéré waat loolu ni ki dégg mu jàpp ne réew mi ni ñu nar a def Thiès daal rafetlu wuñ ko bu fekkente ne ñoom ñoo jël les 3 communes d'arrondissement nar a bëgg jëlaat li nga xam ne moo di ville jàpp nañ ne ànd boobu du àndu nawle waral sax Talla Sylla teg li nga xam ne moo di coalition nar a daganaat baatu askanu Thiès ci li nga xam ne moo di ville entre autres candidats mën nañ jàpp Thierno Alassane Sall bu RV réew Ngor mën nañ jàpp kii di docteur Babacar Diop nekkal fii ñi di waa coalition taxawu Sénégal le député Eliane Tine tamit moom mooy tëddali si coalition bi nga xam ne moo di wàllu Sénégal am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doog a posé wu candidat rawatina coalition ànd Siggil Thiès bi nga xam ne kii di Abdoulaye Dieye moom moo ko jiite Abdoulaye Dieye candidat la ville nekkat candidat fi nga xam ne nag moo di Thiès Est boobu waa réew mi tamit ñoom ñoo fa nekk naam maire bi fa nekkoon député de liste cette fois-ci keneen nañ fekk ku ñuy wax Sayer Mangane mais am na yeneen coalition yi xam ne dañ jàkkaarloo ak ñoom ñu ci mel ni le greffier maître Ousmane Diagne tamit kon waa réew mi mu mel ni affaire yi du yomb ci ñoom lool ni ñu gisee configuration Thiès wax naa ko sànq Thiès Ouest am na enjeu bu mag a mag fi nga xam ne nag moo di élection yi candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi nag ñu bëri nee nañu xamuñu ko maanaam la candidate Fatou Bintou Bass bi nga xam ne moom mooy représenté réew mi donc ñoom waa réew mi ak waa Benno Bokk Yaakaar war nañu def liggéey bu mucc ay ci côté boobu ngir rek ñii di Thiès fay xam seen i candidat parce que ku ci mel ni Ousseynou Diouf quoi qu'on puisse dire ñu bëri fii Thiès xam nañ ko mu yàgg na ci politique bi te tamit conseil municipal la. d'accord sant ko baax gërëm ko Isidore Alexandre Sène foofee ca Thiès moom mi di suñu correspondant di ñu ay leeral ak tamit mbir ya nam mu tëddee ca gox ba Ousseynou dégg nga ni mu ko tëralee maanaam suñu gisee Thiès 3 circonscriptions yi ak ville yëpp waa réew mi daal dafa mel ne ñoom lañ ko jox mais est-ce que concession nangu ko ndax njiitu réew mi daa waxtaan ak seen président muy Idrissa Seck mu ne ñoom ñaar ñooy ànd ñu fekk si ko ci mouvance présidentielle bi ñu dem ba leen di tooñee sax mburoog soow yu ñu mel yooyu yëpp sax ne est-ce que concession taxul président ne mbir yi mën nañ leen ko bàyyil yéen est-ce que du loolu tamit warul leen ko woon topp waaw mais xam nga concession aussi da nga koy xoolaat bu baax parce que avant formation politique yi avant parti politique yi Assane je pense que ñun acteurs politiques yi li tax d'abord en premier lieu ñuy jug mu di lan taxawu population bi bu dee vraiment décrire le véritable rôle d'un homme politique kon nag yaakaar naa par rapport à ça ñun li ñu war a njëkk a bàyyi xel moom mooy bëgg-bëgg askan wi avant bëgg-bëgg kilifa yi bëgg-bëgg leader yi ndax bi pas élection locale waxuñu élection présidentielle waxuñu élection législative dafa am benn caractère bu particulier ko wax naa la ko léegi da ngay fal sa président bopp merci beaucoup jërëjëf mais Assane doo fal ka nga xam ne tey jii nii bu yéegaatee day jaay say suuf doo fal ka nga xam ne tey jii nii bu yéegaatee budget bi nga ko jox pour mu exécuter du la ci wax dara
chaque fois nit ñi di kaas di jooy naan dëkk bi day gën a métti munu maire yi collectivité locale yi fa nekk mënuñoo satisfaire benn problème et c'est ça le problème man mii di wax ak yow man mii di wax ak yow nekk tey seen naataango foofu naataango ak waa réew mi ci dëkk ba waa réew mi jël nañ sama terrain jaay ko ndax coowum suuf dafa mel ne yéen seen zone boobee ci Thiès Ouest bëri na fa bi ci gënoon fas moom wax na ko léegi muy affaire bu kat bi waaw mais yéen soo leen nekkee ay conseil municipal ndax kii fàttali na ko léegi ngeen bokk ci biir mbir yi nañ koy doxalee ndax da ngeen di waxtaan ba pare laataa décision ti am mais xam nga waxtaan boobu moo amul waxtaan dina am ba pare laataa décision ti am mais di ngeen dajaloo xanaa doo leen ne lang rek bàyyi mbir yi ñoom lu leen neex ñu koy defee wala lu leen neex ñu koy wax da ngeen dul fekkee wala nag lu dem bon Assane bu ma la waxee ne ñun cadre de concertation bi ñu doon woote bi ñu bëggoon moom lañ nanguwul mu am xam nga tax cadre de concertation boobu bëgguñu mu am mais parce que y a beaucoup de nébuleux yu nekk ci biir seen biir gestion te yow mi bu fekkee sa liggéey baax na sa liggéey rafet na monsieur le maire Talla Sylla loo ko nit critiquer chaque 6 mois mu woote ay audience jàkkaarloog askan wi ne seen xaalis fii laa ko dugal projet yi ma tàmbali fii la toll nangam bu ñuy critiquer bu ñuy valider ñu valider mais c'est ça qu'on appelle la gestion participative et inclusive dañ laa dénk ay la yéwén ñi la dénk da nga leen a war a leeral mais mënuloo nekk 7 ans ba nga xam ne tey jii nii pour nit am ci yow audience ñëw toog waxtaan ak yow sax c'est un problème. loolu ngay wax nii pour kan la Alioune Sow mi nekk sa bu maire yow Alioune Sow rek mais ñoom ñëpp parce que moom sax boo xaatul ren Bokkaatul. ci wax nañ ko léegi keneen la ñu jël moom lañ fa tabb c'est ça tey jii nii ñoom ñëpp loolu lañ leen di décrier ñuy vivre ay problèmes yu méttee yi nga xam ne tey jii nii gisuñu fuñ ko jooyee ndax ñun tey jii nii en ce moment fi ñu toll war nañ mun a ñëwaat naan ñii nga xam ne ñoom ñoo yàq dëkk bi nañ leen jëlaat jiital leen. mais ñooñu dañoo bokk ci yéen ndax léegi fi mu toll ni kuy wax bilan wu waa réew mi ñoom ñoo ñu nekk fa ca Thiès da ngay wax bilan wu mouvance présidentielle bi dañ ciy boole APR boole ci PS boole ci AFP ak keneen ko mënti doon soo leen waxee seen bilan baaxul te yéen ngeen bokkandoo mbir mi yëpp est-ce que nekkul loo xam ne seen bopp ngeen di dóor balu fetal. waaw mais xam nga moo tax ma ne la bi nga xam ne élection locale yi moo ngi jub si ñu mettre ñu devant le fait accompli par rapport ak l'avènement du Mburok Sow ndax nag boo bokk ci formation politique da ngay respecter ses décisions leader ñu respecte ko doon xaar ñu traduire ko de manière concrète sur le terrain politique boobaa bu fekkoon loolu am na ele yéen seen i ñaawteef mun nañoo tëju ci benn cadre de concertation ne leen lii ak lii defoon ngeen ko fi ci ay faute de gestion lii waratul répété waat le cadre de concertation boobu moom mais amul koo ci woo doo ko jot duñ boo teel messager duñ la wuyu mais on vit un véritable problème à Thiès moo tax ma ne tey waruñu ñoo mun a tànnal ñi nga xam ne ay dañoo vraiment Thiès waaye dañ leen vomir pour ñoom encore remplir waat foofu loolu moom erreur monumentale la. d'accord Ousseynou gis nañ fi ay jamono parce que président ba mu demee Paris dégg nañ ko mu wax ne yenn ci liste parallèle yi moom moo ko avalisé suñ ko mënee waxee noonu ci ay kàddoom yéen ngeen wut seen liste bopp mu ne ñeneen ñi nag joxuma leen sama kàddu gis nañ fi ay jamono kii di Moustapha Diakhaté di woon fi seen groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñu génnee ko ci parti bi ndax dañ ni parti bi du nangu nga ubbi beneen buntu te soo defee liste parallèle dafa mel ne da ngaa ubbi beneen buntu da ngay dem ci leneen ndax da ngay jongante ak sa parti en tant que tel ragaloo leen yeneen sanction wala yeneen mbir juddu ci mbir ci seen actes yi ngeen teg. xam nga par rapport à ça dafa nekk mbir bu complexe ba nga xam ne il faut que vraiment ñu tey ci et puis ñu jàngataat ko jàngat bu baax. sanction je ne dirais pas que ni dinañ yegg ci ay sanctions. mais c'est une situation politique ba nga xam ne dafa laaj analyse. pourquoi dafa laaj analyse boo xoolee pour le cas de Thiès le cas du maire Talla Sylla bi nga xam ne tey jii nii nekk na maire de la ville ci coalition bu mu tegoon ànd defar Thiès en 2014 ànd ak le président Idrissa Seck réew mi baat ci kaba ci lu ne nag ngir ñoom ñu faluwaat ndax ñun ñu dëkk Thiès xamoon nañ ne ci jamono yooyu réew mi dara nekkatu fa woon kon kooku bu ñu demee ba teg ko mairie ville am na benn légitimité ba nga xam ne tey jii nii amoon na ko fa mu toogaat 7 ans di fa liggéey di liggéeyal dëkk bi ba dëkk bi
tey jii nii vraiment koo munti gis dans le maire Talla Sylla est accessible vraiment liggéeyam doy nañu mais kooku tey bu ñu ñëwee bu Mburok Sow am ñu woote waxtaan ba sottiwul waxtaan bu ñu bëggoon entre Talla Sylla ak Idrissa Seck ak président sottiwul xam nga li tax parce que tey li ñu bëggoon moom mooy partage des responsabilités ñoom nanguwuñ ko mais est-ce que président de la république tey mun na tey pour bañ àndam ak président Idrissa Seck yàqu effectivement danaan mouvance présidentielle nañ ànd ak Idrissa Seck ñu dem def seen liste te Talla Sylla jubawul ak Idrissa Seck actuellement est-ce que en même temps le président Macky Sall mun na Talla Sylla doo def liste est-ce que ñeme na ko xam nga ñemewu ko ndax Talla Sylla maire de ville la ba nga xam ne dafa liggéey ba toog foofu donc pour ne pas gêner ni Idrissa Seck ni Talla Sylla Idrissa Seck na dem ànd ak waa mouvance présidentielle mais il ne peut pas vraiment empêcher à Talla Sylla d'avoir sa liste. waaye yéen tamit ñeen ñi nekk APR man parce que loolu moo ma xaw a jaaxal ndax ab subtilité la ci seen i texte dañ leen tere ngeen battre campagne contre APR te fi mu toll nii yow soo demee ti battre campagne c'est comme si da ngay battre campagne contre APR ndax ñañ fa teg su fekkee ne réew mi la ci couleur APR ak Benno Bokk Yaakaar la ñuy demee amoo leen tiit wala ragalu sanction boo xam ne mën ngeen ko ci xalaat wala jàpp ngeen ne su dee am président peut-être moom lañ nar a njëkk dàq ndax moom moo habilité yenn liste yoo xam ne dañuy dem contre foofu laa jëm xam nga tey jii nii moom président bu ñu tànnalee benn candidat ñu dem élection perte nag c'est une question boobu parti bee perte déet président bu ñu tànnalee candidat bu ñu tànnalee ay candidat comme ñoom ni ñu ko defee nii avec le Mburok Sow dañ ñoo tànnal ay candidat ñu dem Thiessois sanctionné ñu nañu yéen ñii ngeen ñu bëgg a forcer ñun duñu leen votal ndax d'accorduñu kon bu boobaa président moom moo ñu xañ élection yi dëgg la am déet moo tax élection locale da ngay bàyyi la base décider c'est ça la réalité Assane tey bu ñu président tànnalee candidat ñu dem élection perte président moom du sanctionné kenn ndax bu boobaa boppam lay mere ndax moom moo ñu tànnal candidat kon bu boobaa ku ci nekk da ngay croiser les bras ne président moo ñu tànnal candidat mais actuellement dañoo war a bàyyi la base ña fay dëkk xam ne kat xool ku ci nekk ni kat kii moomoo doy ñu bàyyi la nga dem ànd ak moom ndax local dafa nekk élection gox-goxaan loolu nag mooy comme li ma la wax le président de la république en grand républicain vraiment parrainé wul benn liste parallèle ça je dis non nee na moom ci ay kàddoom nee na am na ñaari liste yoo xam ne jàpp na ne moom moo ko avalisé xam nga loolu ay kàddoom xaar ci laay ñëw pour expliquer la xam nga booy see li tax ma ne la parrainé wul ay liste parallèle man damay jël toujours kaaw Thiès après peut-être que ñu mën nañu dem ci kaay parce que tey bu ñu nee dañu ne dafa pare la ay liste parallèle dafa mel ni daf ne Idrissa Seck demal ak waa benn ba pare jël Talla Sylla ngeen bu ko ne ko yow demal ngay xeexaat ak ñii moo tax ma ne la pour le cas de Thiès pare newul ay liste parallèle mais vraiment il a laissé libre conscience aux acteurs politiques ku ci nekk fa sa xel dal nga dem fa d'accord ca Thiès boobee nga nekk ay Thiès muy Thiès Ouest ak Thiès en tant que tel gis nañu ren ji opposition bi am na doole boo xam ne moo ngi ko fay commencé ti wane ndax waaye Yewwi Askan Wi am na kenn koo xam ne teg nañ ko fa muy docteur Bakar Diop FDS ñiiti waa coalition Wallu Askan Wi am nañ fa itam seen candidat gis nañu Thierno Alassane Sall réewum góor moom tamit ak candidat kiiti juge Ibrahima Amidou Dème moom tamit ak coalition avec ñoom tamit ñëw nañu ne dañuy xëccoo ñooñu ñëpp boolu fa ngeen waroon nekk benn pour xeex ak ñooñee ñëpp xam ne ku nekk day ñëw ak dooleem soo leen demee en rang dispersé est-ce que du da ngeen di gën a néewal seen doole par rapport ak sénégalais yi xam ne ay citoyens thiessois lañ te mënoon leen voter bon effectivement loolu lu am la parce que tey nii ñun li ñu bëggoon moom mooy nekk benn force politique ba nga xam ne tey jii nii dañ mën a jàmmaarloo ak yeneen listes yi mais malheureusement effectivement parce que tamit tëbuñu tëb rek yegg ci création de ces listes là pendant presque lu mot weer gaa yi ngi nekkoon ci ay négociations ci ay waxtaan mais malheureusement dafa am xam nga formation politique te bu ñu ci jugee dem ba war a teg ay coalition koo bokkul vision doo mën a ànd ak moom et je te dis tey jii nii man comme ni ko seen représentant bi waxee Isidore la coalition Siggil Thiès ba Ablaye Dièye man Ablaye Dièye est un ami ñu jàngandoo avant même le dépôt des listes tëju na ma ak moom pendant plusieurs heures may waxtaan ak moom pour que ñu vraiment ñu def benn bloc
mais malheureusement la politique étant ce qu'elle est day am li ñu naan buur aayul dag yaay day am ña nga xam ne vraiment dañuy taxaw pour se singulariser pour nan war nañoo mën a ñoom demal seen bopp maanaam intérêt majeur yi nga xam ne tey leader yi dinañ ko am dinañ ko gis pour travailler pour Thiès mën cee mën a gis boppam politiquement day am ñu ci nekk ci biir nga xam ne c'est des intérêts personnels la ñuy sàmm ba tey fu leader yi waroon ànd dajaloo jugu ñoo koy yàq loolooy suñu problème mais vraiment ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif bu ñuy xeex mu di lan jële Thiès ci loxo yi mu nekk parce que nag dafa am benn tradition bu xam bu yàgg Thiès waa réew mi ñoom dañoo dem ba yaakaar ne collectivités locales yi seen moomeelu seen moomeelu bopp la wala ñu doonoo ko ci seen maam mu jaar ci seen baay Thiès moom dañ ko jëf waa réew mi loolu am mais xam nga tey jii nii ñoom dañoo dem ba ci moo tax bu ñu demee ba avant affaire yi di am Alioune Sow boobu ñuy wax taxaw ne non vraiment fii ku fi ñëw di fi laaj mairie moom dañ laa war a yedd parce que ñoom jàpp nañ ne seen moomeel la et là c'est vraiment ne pas avoir une claire conscience de vraiment la chose politique bi nga xam ne ñun ñoo ngi koy doxal. d'accord léegi pour avancer rek par rapport ak Thiès Ouest bi nga xam ne yow yaa ngi fay teg sa bët ngir wuutu ko Aliou Sow moomee enjeu yi bëri na surtout enjeu économique ak aussi enjeu sociétal ndax tamit dañ koy fàttati wax Thiès nekk na gox boo xam ne ñu bëri léegi suñu wax tourisme ak démographie dañuy wax ne suñu faw ñu génn Dakar commencé tu dugg jam ñaajoog dem Thiès ak yeneen gox yu ñu mel suuf bëri fa coow bëri fa yoon bi nan la ñu war a mën a def Ousseynou suñu sukkandikoo yow ci sa xalaat ak tamit ci sa programme nan la ñu war a mën a def ba mbir yi nekk loo xam ne dina gën a sell du ñu jël nit di la jaay suuf soo xam ne forêt la wala zone classée la ak yeneen yu ñu mel ay coow yooyu di fa gën di rëy. jërëjëf bon moo lay fàttali ni xëy na peut-être sama profession c'est man je suis un agent des impôts domaine sama spécialité li ëpp ci li ma liggéey ci domaine ci les domaines laa ko def maanaam mbirum suuf le bureau des domaines de Thiès yore naa ko 15 ans en tant que chef du bureau des domaines kon tey vraiment sama xam-xam màcc na ci ba yaakaar naa même monsieur le maire Talla Sylla bi muy toog dama na ko woon je suis prêt à donner mes services gratuitement mbirum suuf dafa sensible Assane gis nga jamono ji lu tàkk dëkk bu tàkk wala réew mu tàkk suufa ko dana taal gis nga le problème de Mbourkat parce que dañoo fekkoon ay néew di doole ñuy toj seen kër ña nga xam ne dañuy jaay caaf ñii di dañoo néew doole dañuy tàqale brique par brique bokkut ak ñi nga xam ne dañuy ñëw wàcce camion suuf camion ciment kooku giirug dundam mu dajale ba def loolu boo bëggee ñëw na ko tey rek àll yoon damay toj sa kër dalay jaay bakkanam la lay jaay moo tax mbirum foncier dafa sensible da nga koy jox ko xam ka nga xam ne tey jii nii dina ko teg ci yoon pour ñëpp mun cee gis seen bopp d'abord il faut un plan d'urbanisme directeur mënatuñu toog léegi di vraiment di bàyyi ay fàq dëkk wala ay diw xëy nañ diw daggal dañ ko fee ay hectares mu samp ay usine ba di polluer à quelques mètres des habitations il faut un plan d'urbanisme directeur ba nga xam ne tey jii nii lii dëkkuwaay la lii industrie la léeg-léeg agriculture la léeg-léeg élevage la bu ko defee à partir de ce plan d'urbanisme directeur ñu am un répertoire sur lequel le foncier va être géré mais malheureusement loolu itam man seetle gisatuma ko Thiès ñi nga xam ne le phénomène du fàq dëkk la fa nekk d'abord nekkul da ngay ñëw jaay leen doole da ngeen fay yëkkati c'est des zones à restructurer là on va limiter les dégâts ñi mën a jóg ñu jëkkati leen ñi nga xam ne dañuy wàññi seen kër ñu wàññi leen mais ñu restructurer ko ba mbedd yi génn vraiment répondre aux normes d'urbanisme voilà bu ñu leen restructurer ba pare nag là on limite le phénomène du fàq dëkk bu ko defee là à partir de ce moment l'administration locale jël le foncier en main di ko suivre. est-ce que dina yomb ndax yow mii di expert foncier suñu jëlee ci sa suuf maanaam wax nga ko sànq ne yow sa suufu bopp jël nañ ko jaay ko. sa terrain bopp ñu jël ko jaay la ko alors que expert nga ci domaine bi bon ba ngay jël xam nga fi nga moom ak foo moomul. est-ce que bonne gestion boobu ñuy wax dina lu yomb ci tënk rek s'il te plaît. mais dina yomb parce que tey jii nii. y a des lois et règlements yi nga xam ne moo tënk lépp la nga xam ne war nañ ko def ci suuf. tey mel li ma décrire moom mooy. on peut même reconnaître à ces élus locaux ñi fa nekk que ni seen xam-xam màccul mais les fonctionnaires de l'État sortis à la bonne école hiérarchie A ñu ne ma ne ñi nekk ay
impôt domaine ñi nekk urbanisme ñi nekk cadastre ñooñu ànd ci luubal googu noonu di teg ay commission parallèle di jaay suuf loolu njublang la. d'abord il faut changer l'administration locale ba nga xam ne tey jii ni ku ñëw Thiès dootoo am fitu sañu jaay fa centimètre carré commission domaniale validé ko loolu nag bu amee c'est parce que élus locaux yañ fa bàyyi les gars de réew mi la ñoom ñoo doon jaay suuf ba fonctionnaire yi ñoo xam ne ñii dañ doon njublang ñoom it ñu am fitu ànd ak ñoom ca biir njublang googu loolooy dëgg mais bu fekkoon nañ fa fekk ay maires yu am responsabilité ñeme li ñuy def kenn du laal centimètre carré seen biir kër seen biir dëkk te feneen di laal seen i suuf Ousseynou pour jeexal da ngay dem campagne naan xëccoo ak waa APR en tant que tel ak Benno Bokk Yaakaar en tant que tel est-ce que jàpp nga ne say chance contre sa propre formation nekk na loo xam ne nar naa yomb non actuellement je te dis que le véritable Benno c'est la coalition Waa Thiès que dirige le maire Talla Sylla kon nag Benno mooy Waa Thiès non Benno bi ñun la ñee dañoo ñaaroo waaw le véritable parce que li tax ma ne le véritable Benno les partis qui composaient le Benno avec l'APR ñëpp ñoo ngi ci coalition bi ñoo ngi ci Waa Thiès plus avec mouvement yi on après presque entre 13 et 15 partis alliés ok ñee APR ak Rewmi la rek ñee dañoo ñaaroo te foofu séddale bukki moo fa am d'accord kon bon fi mu toll ni mburoog soow bi ci yéen la nekkul fale non nañ leen bàyyi ak seen mburoog soow ñun moom nañ ñu bàyyi ak Waa Thiès parce que tey boo ñëwee à l'ouest di nga fa fekk APR di nga fa fekk Waa Thiès di nga fa fekk parti socialiste avec Moustapha Diop mooy tête de liste majoritaire nga dem au nord di nga fa fekk parti socialiste Pape Sall mu nekk tête de liste majoritaire nga fekk fa benn femme yo Issa géré woon la le mouvement de feu Mamadou Dieng nga dem à l'est fekk fa Soxna Mame Diarra Fall tête de liste majoritaire proportionnel Lamine Ngom qui était qui est de l'APR aussi qui était le président de la COJER kon nga xam ne tout l'APR pratiquement ñëpp ñoo ngi fii ci biir coalition Waa Thiès sant ko bu baax gën ko àll Ousseynou Diouf nekk responsable politique APR foofee ca Thiès nekk itam tête de liste majoritaire coalition Waa Thiès ci xëccoo maire bu Thiès Ouest foofee ca dëkk buy ñuy woy benn dëkk ñaari gaar ñu fekk nag xool kañ la gaar yi te tàmbaliwaat ndax léegi moom nee nañu gaar fa léegi aéroport ngeen yore coalition Waa Thiès bu ñu jëlaatee dëkk bi gaar yi nañ commencé waat incha allah mbokk yi baax gërëm leen li mooy leen andiloon tey ci seen total local léegi ñu seetaan tuuti publicité laataa ñu egg si ci xibaar 19:45 yi ci kàllaamay nasaraan la ànd ci ak soxna Adama Anouska Ba jox leen dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf